بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk yi maa ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ma leen nuyoo kenn ku ci nekk ci yéen maa ngi dellu di leen ñaanal ba tey di dellu di sàkku seen ñaan di ñaanal képp koo xamante ni waxtu bi ñu wax ak moom mu ngi ko fekk ci lal hôpital yi ñu ngi koy ñaanal yàlla buur bi am saafara yàlla na ko yàlla saafaral ñu ngi dellu tamit ba tey di ñaanal képp koo xamante ni waxtu bi ñu wax ak moom mu ngi ko fekk ci këru dëgg ga yàlla na yàlla jéggal leen te yërëm leen te xaare leen jannatul firdaws di dellu di ñaanal ñi nga xamante ni dañu nekk ci maison de correction yi te seen sago dugal leen fa ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom yàlla neen yàlla génne delloo leen seen njaboot ñi nga xam ni it seen sago moo leen fa dugal ñu ngi ñaan yàlla mi mën a soppi bépp jaamam yàlla na leen yàlla soppi te teg leen ci yoonu siraatal mustaqim te yàlla suñu borom delluwaat leen ci seen njaboot ba doot ñu dellu ci mbir yu ni mel mbokk yi tey nag dañu ñëwaatoon ak yéen ci seen thème de la semaine comme niñ koy defee di wax ni xëy na gëj nañu dugal thème bu bees di ci jéggalu rek waaye ñu fas yéene indil leen sujet bi nga xamante ni tey moom la ñu fas yéene traité muy l'empathie. Empathie nag en français la xëy na traduire ko ci olof dana ma jafe waaye dinaa jéem ci lu ma mën te explication yi xëy na dina ko leeral mooy li nga xamante ni tey mooy yëg-yëg ndax doomu aadama bu nekk rek umpalewul que ne yàlla suñu borom daf ñu bind ak ay yëg-yëg yooyu nag léeg-léeg mën na am nu muy taxawoo suñu dund ci ki nga xamante ni tey moom lañu yàlla booleel muy suñu borom kër wala boog muy soxna kon l'empathie dans la couple moom la ñu fas yéene waxtaane tey ndax dañu gis ni couple yi ci bari tey problème boobu dafa nekk problème bu doy waar bu imposé wu bu ñëw taxaw di indi nag ay ravage ay problème xol yu metti muy lan muy da ngay gis ñaari waay dencante yu nekk ci kër war a séddoo naqar war a séddoo bànneex war a séddoo lépp loo xamante ni mooy ñëw ci seen quotidien ndax sëy nattu yi kenn umpalewul que ni mën na ñëw ci bànneex comme mën na ñëw si li nga xamante ni mooy naqar tey damay ñëw ci wàllu soxna yi parce que xëy na côté boobu lañ ñu gën a jàmbat ci lu bari xëy na soxna yi la ñuy gën a côtoyer ñoom la ñuy gën a déglu te it suñu taxaw seetlu wane na que ni boo xoolee wala bu ñu seetloo jigéen ñi ñoo gën a empathie parce que nature la boo xam ne yàlla suñu borom moo ko bindee jigéen sensibilité ak yéeg-yéeg ba tax na jigéen lu ci ëpp xol lay demee soog a indi raison am xëy na moo tax décision yu bari wala témoignage yu bari yàlla suñu borom am sax nu mu fa taxawee ba nga xamante ni soit góor mooy décider témoignage bu amee yàlla dafay digal que ni benn góor bu amul place benn góor ñaari jigéen la kon loolu am na lu tax kon damay wax ni jigéen ñi ñoo gën a am empathie te tamit ñooy gën a souffrir ci couple bu fekkante ni daje nañu ak góor ñu mel noonu ndax ngeen baal ma ci wax ji waaye suñu taxaw seetlu wane na ni côté boobu góor ñi dañ fa fauché lu bëree bëri ndax tey li ñu gis mooy jigéen day nekk ci couple am wala bokk sax balaa ñu lay takk nga ànd ak sa borom kër ngeen di liggéey di jóg di daanu tey bu doom ñëwee taxaw imposé wu ci couple bi bu liggéey naree yàqu liggéeyu ku jigéen ki mooy yàqu ndax moom moo ko ëmb moo ko wasin te bu amul chance dëgg doom jooju borom këram du ko ci jàppale comme il faut sax pour mu mun a delluwaat récupérer liggéeyam ndax gis nañ fii lu ci ëpp ci jigéen ñi dañuy jàng def carrière ba sëy keroog ba ñu sëyee ca la seen avenir yàqu ca la seen ambition fay ca la seen lépp ñu lem ko denc bu dul ci côté doom bi nekk ci côté belle famille bi parce que da nga war a togg da nga war a fóot da nga war a yàq te côté boobu yëg-yëg bi nga xamante ni moom la borom kër gi war a partager war a taxaw war la soutenir war a xool à sa place bu doon moom la naka la koy sentiree parce que li ñuy wax ne toog 20 ans ci bangu école yi nga pare jël lépp taxañ gas ba mu xóot suul ko jàpp naa ni nekkul lu yomb waa psychologiquement dafa metti mais assistance boobu des fois jigéen ñi dañuy jàmbat lu bari du ñëw maa ngi lim nag ba pare soog a ñëw solution yi. beneen bi tamit mooy ñu xool ko ci li nga xamante ni mooy côté feebar da ngay gis tey
soxna bu nekkee ak borom këram lu ko wokk wala lu ko dal wala lu mu jàmbat daanaka soxna si problème am yëpp mooy borom këram bu wér àndatul ak sagoom lekkatul naanatul yëg-yëg bi borom këram yëg ba tëdd bien vrai que moom tëddul mais mu ngi yëg xëy na metti ci xol ba borom këram yëg ni kii kat yëg na ma. loolu dafa nekk loo xamante ni yàlla moo ko bindee jigéen. tey sa borom kër day ñëw am problème économique wala mu am problème bu mu mën a doon ci liggéeyam mu ñëw toog wax ak yow nga jël problème bi yenn ko sa digg bopp bi tant que problème bi rek doo ko yennee ko mu nekk loo xam ne jigéen ñu bari dañ ci taxaw ñii dinañ jaay seen chaîne or ñii dañuy jaay seen ay yére ñii jaay seen ay lii ñii dem teggi sax des fois ñu sax këpp keesu tontine ga ngir lijjën seen problème mu jëkkër ak yeneen waaw loolu ci benn la ci pour wan leen ni jigéen ñoo gën a am empathie. beneen bi mooy tey di nga ànd ak sa borom kër ngeen am ay projet de vie ngay liggéey muy liggéey ngeen di jàppalante nga këpp sa fond de caisse mbaa nga këpp sa lépp lu nga am nga jox ko moom mu jël lépp amaana sax def ci turam wala mu aaki moom mbaa mu dem takk beneen jabar ñëw def ko te pourtant yow yaa ngi toog fi nga toog yaa ngi muñ parce que quelque part dañu jàpp ni moo ko sañ a def. kon yëg-yëg yi nga xamante ni quelque part des fois dafa mel ni dañuy jël paaka jam li nga xam ne mooy yëg-yëgu jigéen ndaxte góor bi nga xamante ni tey jii yaa ngi nekk sa soxna jigéen dafa am li ñuy wax sensibilité ndax loolu naturellement yàlla suñu borom moo ko mooñaalee jigéen parce que elle est préparée pour mu war a nekk mère dafa war a nekk yaay dafa war a nekk kii accompagner ay doom te doom ku ne xam na ni ko amul yërmande mënul yor xale kon loolu dafa nekk loo xam ne ci nature am la bokk mais des fois mu jural ko ay conséquences yu grave ndax tey dañuy faral di gis que ni couple yu bari dañ koy jàmbat jigéen nekk ci sëy mais mu gis ni bu kontaanee borom këram du kontaan bu amee naqar borom këram du am naqar bi ci gën a pire day tëdd feebar borom këram di ko romb gauche ak droite du ko laaj sax ndax tane nga du ko laaj noo yendoo du ko laaj noo fanaanee li gën a doy waar sax mooy boo moytul ma nga ca téléphone ba ak yeneen i jigéen di xàqataay di reetaan fekk na nit kaa ngi tëdd ci néeg bi di dee yooyu def fi am nañ ko waxtaanee. tey da ngay nekk ak sa soxna mu am problème ci famille par exemple yaayam feebar wala papaam feebar mu bëgg a def tout pour faj leen da nga koy xool yow ku góor ki bu doon sa yaay la au lieu que nga taxawu ko doo ko taxawu. da ngay jël problème boobu def comme si yow daal du de rien n'était amaana bu doon dëkkandoo sax nga gën ci taxaw mu bari nag ci jigéen ñoo xam ne côté boobu daanaka damay wax ni fa la ñuy jógee seen xol bu doon fleur la bu ñuy roosee muy naat di fleurir keroog lay wow digee benn yoon parce que waajoo dafa sax ci doom am na tey sa borom kër nu muy taxawoo rek quelque part dafay dindi racine yu bari te loolu gis nañ ko ci couple yi nit ki nekk ak yaayam mu feebar wala papaam feebar. de un am na ci borom kër yu audacieux sax yoo xam ne day dem ba tere la nga seeti leen te gis nañ ko fi mbokk yi kon bu ñu paree dinañ wax ak góor ñi mais yii ci yi ñuy def la bokk. beneen bi nga gis sax bi gën a doy waar mooy jigéen jur doom yaa sa borom kër ngeen am doom ji juddu feebar wala doom ji juddu indi laago wala doom ji ñëw feebar dab ko nga gis ku jigéen ki mooy boot mooy daw ordonnance mooy daw yóbbu hôpital ba day dem ba dootul am vie dootul nuru nit. parce que li mu boole kër gi boole faj bi boole psychologiquement amul ku koy taxawu borom kër gi daanaka moom boppam égoïsme boobu nga xamante ne tey mu ngi toj kër yi jigéen ñi da ngay gis koo xam ne ndeysaan des fois dalay wax yow doo xam sax lan ngay wax parce que ay question la yoo xam ne dafa tegu si suñu kanam ñu di ko gis ñu koy dund kon nekk na loo xam ni kenn mënu ko weddi mu nekk yoo xam ne mu ngi am ci biir kër yi. ñu gis ci beneen côté bi liste bi dina gudd nag mais dama naan ñoo ko def rek ñu wax ko waaw bu ñu paree nag ñu ñëw ci solution yi parce que tamit sëy dafa nekk loo xam ne dafa sacré te li ko lal di yërmande di mbëggeel di sincérité di partage kon sentiment yi dañ ko war a partager ndogal yi di ñëw di gaar couple bi bien vrai que toujours ñu ngi wax ak jigéen ñi mais nag tey dañuy wax ak góor ñi parce que lii dafa nekk problème boo xam ne ñoom la concerné bien vrai que am na ay benn jigéen kenn du jël ñëpp def ci benn saaku mais jigéen ñoo ñit nañ wax ak ñoom ñu gis ci seen bopp kon loolu dafa nekk loo xam ne tey daanaka dafa dem ba fa naturel suñu société que tey jigéen
di dund benn façon souffrance bi mel ni sëy bi moom rek moo ca nekk, moom moo takk boppam, lépp luy problème lu ñëw imposé ci famille bi moo koy gàddu yenn ko ba mu solutionné, waaye du gis kenn ku ko ci jàppale. ndax doom bi ngeen bokk jur mu feebar nga gis góor ñoo xamante ni daanaka duñ ci taxawu comme il faut, mu nekk lu doy waar. ndax dama naan ki toppatoowul yaay ba mu feebaree kooku moom doom safuta wax. tey nga nekk ak jigéen ngeen baal ma, nga nekk ak jigéen mu am ay ambition ak ay projet de vie, nga takk ko fekk mu nekk nit bu ambitieuse, nit bu am projet de vie, nit ku bëgg a gis boppam fu sori daal. yow it nga gëmloo ko ni man lii laa bëgg ci jigéen bu ambitieuse, jigéen bu bëgg a nekk quelqu'un, donc dinaa la jàppale, dinaa la taxaw dik ko ba mu egg. ba dig yooyu egg tey ñu gis ni jigéen bi am confiance, am yaakaar dugg ci sëy bi, mais lu muy gën a dem rek ñu gis ni presque waa ji bu mënul fay yooyu ambition da koy détruire, mooy dina teg lépp luy gàllankoor ci sa kanam ba yow sa rêve yooyu dana dem ba fay. Parce que tamit duñu généraliser ñëpp def ci même pot, mais gis nañ fi ay góor ñoo xamante ni macha allah takk nañ jigéen fekk ko muy jàng nekk ci classe lycée yi, ñu accompagner ko ba bac, ba université, ba stage, ba devenir quelqu'un. bien vrai que am na benn mais am na, mais des fois la majeure partie da ngay gis góor takk jigéen fekk ko fu sori, wala mu fekk ko ci université, wala mu fekk mu pare jàngam bay def stage, mu ñëw lem lépp lay lem teg fële. kon quelque part loolu mooy ñàkk yëg-yëg ak ñàkk a considéré keneen ki, parce que nit ki bu fekkente ne am nga ci moom considération, sa soxna doo ko jàppee comme sa petite sœur. amaana yow yaa ngi doon fayal say petite sœur seen jàng pour ñu nekk quelque part nekk dara ci ëllëg, ba nga naan kii sama rakk la, maa ko doon fayal jàngam, nga fier ci. kon damay jàpp ni sa soxna boo ko téye woon noonu rek problème du am, ndax boo séntu woon ni sa petite sœur boobu mënoon nañ ko def noonu, jàpp naa ni du la neex. kon question bi ñuy wax empathie mooy lan? mooy maag yow ñooy sëy, su ma wàccee am lu ma naqari, sama kanam lëndëm, sama xol naqari, ma triste, ci saa si yëg-yëg boobu dafa war a ñëw ci man automatiquement, sama ay sens dafa war a damm. ndax li may njëkk xalaat mooy kii lan moo ko teg bii coona, waa kii lan moo tax mu am bii façon yëg-yëg tey. ñëw toog wax ak nit ki, jéem ko comprendre, xam li muy xalaat, lu muy ressentir, lu muy yëg, nga mën ko yëg ba gis nga bu boobaa yëg-yëg boobu boo ko yëgee rek booy jóg di ko taxaw pour mu solutionner problème am sax doo ko tey. parce que yow day mel ni yow lii yow yaa ko dund, day mel ni lii yaa ci jaar, day mel ni lii yow yaay ki nga xamante ni yow la dal. loolu nag tey moom lay wax ni dafa jafe, ndax tey jigéen ñu bari dañu dem ba daanaka dañu piquer seen xol bi anesthésié pour bañ a yëg ay émotion, ndax bu dul loolu daf leen di gaañ. loolu nag sëy bu amatul émotion amatul sens, ndax say yëg-yëg la, mbëggeel la, lépp la loo xamante ni tey partage la si bànneex ak si naqar. ndax tey du question ni nit ki na ñëw wax la problème nga wax ko ci làmmiñ rek defal ko mu jeex, mais danga ciy taxaw si comme bu fekkente ni yow problème li yow yaa amoon soxla ci moom, wala yow yaa amoon problème nga bëgg mu taxaw la si. parce que dañuy wax ni quelque part mbëggeel du rek ay kàddu, waaye ay fait, ay jëf, ay preuve, ay nattu yoo xamante ni mu ngi mel ni tey examen jot ngay jàng sa leçon ba mu mokk di wax, mais bu examen jotee ba ñu jox la big ak feuille nga war a nag bind lépp li nga jàngoon. sëy noonu la mel, war a toll foo xam ne lépp li nga xamante ni tey moom ngeen doon construire ba problème ñëw taxaw seen kaw, ku nekk jóg sol daalam takk ndiggam wan nit ki que ni problème bi sama problème personnel la, dinaa la ko régler. malheureusement léeg-léeg ñu gis ci ay cas yoo xamante ni tey côté boobu nag am na ci ay góor, am na ci ay jigéen. tey jigéen sa borom kër taxawu la, jàppale la, amaana sa famille nekkoon ñu pauvre, mu yëkkati la teg la ca kaw, def la ba nga nekk une quelqu'un boo xamante ni ñëpp ñu ngi lay coow. tey nga dem ba jekk bu waxee nga ne ko mosoo maa defal dara, yooyu yëpp am na fi. te côté boobu moom ci jigéen ñi la ëpp. waaye quelque part jigéen sonn ànd ak yow, amoo dara, laaju la dara, defaloo ko dara, ngeen di jóg di daanu, di jóg di daanu, di jóg di daanu ba nga doon dara,
nga ni ko yow doo fi dara te mosoo maa defal dara yooyu tamit rek moo fi am dafi jeex. kon jàpp naa ni sëy bi war nañoo xam bokk lu tax ñuy sëy parce que man des fois damay jaaxle dama naan est-ce que quelque part nit ñi ñiy dugg ci sëy xam nañ lu tax ñuy sëy est-ce que xam nañu sëy importance bi mu am ci kanamu yàlla. contrat la boo xamante ni du ku mu neex rek nga daggee ko nu mu la neexee ndax ca kanamu yàlla lañ ko defee kon nit ñi war nañu sabablu suñu bànneexu baqen yi war nañ ko di jël di ko teg de côté di jéem a nit ki nga xam ne ñun ñoo fi ba ñëpp dem tànn ko bu dee góor yaa fi ba jigéen ñëpp ne moom la bu dee jigéen yaa fi ba góor ñëpp ne moom la kon kooku naqaram war na doon sa naqar bànneexam war na doon sa bànneex boo gisee lu koy naqari sa waroo xaar mu ne li daf ma naqari danga ko war a baax ngir bëgg lu ko neex waaye ngir bëgg sauver sa couple ndax tey li may wax ni bu ñu amoon xel tuuti rek muy góor muy jigéen tey boo naqarlelee sa kër rek ci biti du neex ak luñ la fa mën a defal nag waaye gis nga ci biti bu naqari woon bañ lay dàq jéeg ay xeer ba nga dugg sa biir kër ba tëj ko ne ràpp xetu cuuraay gi di gilli mu leer la ne ñu ngi la préparé benn baignoire boo xam ne nañ la ci xoojal say tànk taajal la njoñu ginaar yu baax taajal la sa njoñu ginaar yu baax mu leer la ni foofu yaa ngi fay fekk jéeg boo xam ne dana la dàmp dana la massage dana waxtaan ak yow dana la defal mais yow da ngay faale nekk ci biti doo ko faale parce que da ngay xam ni kat sa coono jeex na ba ngay génnaat. jigéen bi tamit la même chose tey naqar boo mën a dund ci biti ak ku la mënul considérer sa borom kër bu la considérer rek yow li ci des yëgoo ko kon lu tax loolu duñ ci wax lu àq muy neex parce que suñu société dafa am tendance que ni jël lépp rek sëf jigéen ñi ba tax na góor bi empathie zéro da ngay gis góor di wax ak jigéen téléphone dina ko laaj ni mu yendoo dina ko laaj sa journée dina ko laaj foo fanaan dina ko laaj lu la dal dina ko laaj nangam ak sangam te pourtant jabaram ji toog ca kër ga de du ko du wàcc sax ba ne ko ndax yow maanaam est-ce que am na fenn fu lay metti wala ndax dara jot na la wala ndax jàmm nga yendoo wala jéem a comprendre journée comment ça s'est déroulé pour moom mu ngi si kër rek deful dara waru ko sonnul amul problème amul xol bu naqari pour moom ma demoon liggéey wàcc rek moom xol bu naqari moom la ñu war a gàttandu. chaque jour nañu wax fi nu ñuy teertoo borom kër nu ñuy toppatoo borom kër nuñ koy teralee nuñ koy taxawoo ba nga xamante ni bu ñibbisee ci kër gi zéro stress waaye côté boobu it nit ki bu lay defal da nga koy delloo la monnaie de sa pièce ndax bu demee ba nga xamante ni kat toll na moom it ci ay moment mu mën laa gis kon nañuy dimbalante ci yëg-yëg yi nañuy dimbalante di jàppalante di partager te jéem a neexal sëy yi te xam ni sëy moom boo ko xasee ba sumb ci ñi nga xam ne ñi sincère laay wax ku nekk li ngay ñaan rek mooy ngeen suulante ku nekk loolu lay ñaan waaye des fois yu mel nii day dem ba dafay paralyser loo xol te xol moom bu xasee ba paralyser amul nañ ko jéem a utal puus wala nañ ko jéem a utal fu ñu koy teg dagg rek moo cay tegu kon nañu dimbalante daal nañu wax suñu àq ci sëy yi yëg-yëg ñi di ko suuxat te ku nekk moytu li gaañ sa morom waaye ku sa morom am lu la naqar rek nga taxaw ci yëg la muy yëg jàppale ko dimbali ko loolu du def lu dul dëgëral mbëggeel du def lu dul yokku mbëggeel du def lu dul nit ki teg la fa mu tegul kenn kon lii daal moo nekkoon li ñu leen jot a indil di leen dig daje rek ba beneen semaine incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. baada auzu billahi